salaamaaleykum askanu Ngaparou man la Tafsir Mouhamadou Khaly Sarr ñu gën ma xamee si Khaly Sarr man maa ngi bokk si coalition Yewwi Askan Wi man maay seen rapporteur ak seen mandataire bokk naa aussi tamit si comité scientifique bi nga xam ne nii moom lañ joxoon pour muy xalaat si wàllum programme bi. donc xam naa tey dañ ñëwoon pour wax leen su lu jëm si wàllum programme bi ma tudd léegi muy si domaine bi ñuy wax domaine planification. si planification boobu noonu dañuy prévoir woon benn plan ñu tuddee ko plan de développement local. si plan de développement local boobu noonu ñu ngi ko prévoir sur ñaar fukki at muy 20 ans. plan bi ñu ngi ko tuddee Ngaparou horizon 2042 3A 2P tiré 10 loolu li muy tekki mooy année 2042 3A mooy 3 axes 2P mooy 2 grandes priorités tiré 10 mooy 10 sous priorités. si plan bi ba tey am na lu ñu wooye vision maanaam gis-gis suñu gis-gis mooy am benn Ngaparou boo xam ne nii da nekk benn territoire boo xam ne day neex a dund en plus également mu mën a jongante ci yeneen territoire yi nekk si Sénégal pourquoi pas sax si àdduna bi ban année muy année 2042 ba pare également mu am économie boo xam ne nii li koy mën a tenir waaye li koy mën a téye mooy suñu PME ak PMI local li ñu woowe petite et moyenne entreprise ak petite et moyenne industrie. maanaam vision bi fii bu ñu ko mënee wax si tubaab mooy faire de Ngaparou un territoire viable et compétitif avec une économie attractive soutenue par les PME et PMI locales. donc si plan boobu noonu dañ prévoir woon si 3 axes yi muy axe bu njëkk bi mooy économie maanaam wàllum koom-koom parce que dañu gis ne balaa ngay def benn réalisation war nga am koom-koom boo xam ne dafa nekk koom-koom bu dëgër ba pare basé wu si sa ay réalité dëkk maanaam si sa ay culture ak si sa ay société. c'est maintenant si économie boobu ñu prévoir defar benn marché boo xam day nekk marché moderne waa Ngaparou ñu ne Ngaparou di liggéey si wàllu marché ñëpp dinañ fa mën a liggéey. ñu prévoir également si économie boobu lu ñu woowee benn garage muy garage boo xam ne tamit dinañu permettre ñu mën a am ay recettes parce que garage bi fi la oto yi di nekk fa la lépp di nekk. si plan boobu tam ba tey ñu prévoir li ñu woowe ay genre commerce maanaam commerçant yi nga xam ne ña ngi si dëkk bi peut-être amoo ñu ay place yoo xam ne fa la ñuy liggéeyee ñu mën leen a jox ay place yoo xam ne nii mën nañ fa liggéey bu ko defee dëkk bi ku nekk dina am fu mu liggéeyee ñëpp mën a gis seen bopp si dëkk bi économie bi mën a dox. donc loolu mooy axe bi njëkk bi. maintenant beneen axe bi mooy li ñu woowe éducation santé ak culture yooyu mooy ñaareel axe bi. donc lu tax éducation santé ak culture lu jëm si éducation mooy njàng mi parce que dañ gis ne boo amee xaalis ba pare pour nga jàng day mën a yomb parce que si la jàng mi xaalis bi moo lay permettre nga mën a tabax ay école moo lay permettre également nga mën a joxe gune ay fourniture donc moo lay permettre lépp lu jëm si wàllum jàng nga mën ko am. lu tax également éducation ak lu tax aussi santé parce que après tout wér-gu-yaram tamit dina si baax parce que pour nga mën a jàng foog nga am benn wér-gu-yaram bi te wér-gu-yaram bi li ñu si mën a dimbali mooy économie bi toujours parce que économie bi moo lay permettre nga mën a tabax ay hôpitaux nga mën a également di dimbali nit ñi si seen wér-gu-yaram nga mën a def le tout également bu ñu demee ba dispensaire bu ñu amul doole ña mën a faju gratuitement bu ko defee ña mën a ñibbi seen kër. beneen bi mooy culture maanaam lu jëm si wàllum aada cosaan parce que dañu bugg également jàppale ñi nga xam ne nii ñoom ñooy suñu ay waa dëkkandoo ñu nekk si dëkk bi ñu nekk si Ngaparou mu nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy waykat yi mu nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne dañuy def wàllum cinéma mu nekk tamit ñi nga xam ne mooy dañuy def wàllum théâtre mu nekk aussi ñi nga xam ne dañuy yëngatu si wàllum rap mu nekk aussi ñi nga xam ne tamit dañuy yëngu si wàllum artisanat maanaam ñi nga xam ne dañuy yëngu si wàllum exposition dessin ak ay yett ñoom tam bëggoon nañ leen di jàppale suñu jëm si wàllum culture bi. jëm si axe 3 bi muy pàcc bu mujj bi ñu ngi ko basé wu si li ñu naan aménagement du territoire ak environnement bu ñu naan aménagement du territoire mooy fexe ñu am dëkk boo xam ne nii dafa jaar yoon amul benn salte amul benn mbalit ba pare aussi du am li ñuy woowe occupation anarchique
nga xam ne lépp dafay jaar yoon lépp tegu si yoon te bu ñu bëggee également def ay tabax dinañ ko def si anam boo xam ne nii jaar na yoon. bokk na si aussi luñ xeex lu ñuy wax érosion côtière maanaam géej gi ni muy avancé loolu tamit bokk na si li nga xam ne nii war nañ ko xeex si aménagement du territoire ak environnement bi. bokk na si tamit pavé dëkk bi man def ay pavage yoo xam ne nii yu bari la si lu jëm si biir dëkk bi surtout ak lu jëm si quartier yi nga xam ne mooy quartier yàgg yi comme ay Sandiaba ak Gambourou ak principalement Escale. donc yooyu bëggoon na si def aménagement du territoire xam naa bu ñu at yi gënee may ñu dem ba jeexal premier mandat bi mën nañ dem accès dem pavé yeneen quartier yi nga xam ne nii mooy comme quartier yu bees yi comme quartier yu si mel ni Diamaguène comme quartier yu si mel ni Médine ak quartier yu si mel ni Ngane. et jëmale kaw mooy quartier yu mel ni également Xaaxam wala cité milliardaire wala quartier bi si mel ni quartier cité Nguer. donc yooyu noonu yëpp bëggoon nañ si def ay pavage yoo xam ne nii vraiment moom moo ñu permettre ñu mën a am li ñu woowee aménagement du territoire ak benn environnement boo xam ne nii dinañu permettre ñu dund boo xam ne nii dund bu jaar yoon lay doon. maintenant si loolu mooy 3A yi am si 3 après 3A yi am na lu ñu woowee 2P si bu leen gisee si 2P dañuy def 2 ak grand P muy 2 priorités tiré 10 10 bi mooy 10 sous priorité maanaam fukk yoo xam ne nii ay sous priorité la ñuy doon. maintenant si 10 si ñaari sous priorité si ñaari priorité yu mag yi am nañu benn bu ñuy lu ñuy woowee priorité 1 muy Ngaparou en réhabilitation si boobu noonu moom la ñu fas yéene consacré si mandat bu njëkk bi. mais maintenant bu ñuy wax Ngaparou en réhabilitation maanaam mooy delloo Ngaparou li mu yeey loolu delloo Ngaparou li nga xam ne nii moom moo ko moom. delloo Ngaparou si dëkk bi nga xam ne ni xamee woon nañ ko vraiment si wàllum dëkk boo xam ne nii dëkku cosaan la dëkk boo xam ne nii dëkku aada la dëkk boo xam ne nii aussi nit ñi ngi dund si dund boo xam ne nii dina nekk seen tayaayu bakken dina nekk dund boo xam ne également environnement bi dina nekk environnement bu baax. maintenant si priorité boobu noonu ñu ngi prévoir si priorité bu njëkk bi ñu ngi koy woowee Ngaparou en réhabilitation. si Ngaparou en réhabilitation boobu dañuy prévoir si mandat bu njëkk maanaam mandat bu njëkk bu xaajee bu defee 3 ans 2 ans et demi ba 3 ans bëggoon nañu def li ñuy wax programme de lancement économique maanaam PLE pour lancer économie bi. te pour lancer économie bi yaakaar nañu priorité bi nga xam ne nii moom moo njëkk mooy def li nga xam ne nii mooy benn marché boo xam ne dafa nekk marché boo xam ne day nekk marché bu attractif. boo xam ne nit ñi dinañ fa mën a ñëw mu am jëndaax jaay nekk marché boo xam ne marché bu placé wu la vraiment ku nekk dina fa mën a ñëw ma gis boppam. en plus également de marché moo am na ñu woowee garage boo xam ne nii fa la chauffeur yi di ñëw ñu dajaloo fa mu mën a nekk tamit garage boo xam ne ku bëgg a dem dëkk bu la neex di nga fa mën a ñëw pour dem sans pour autant nga am problème mu wooteex léegi boo bëggee dem Dakar wala nga bëgg a dem fenn da ngay paas dem ba Ngikokh wala nga dem ba Saly pour door xamaan dem. donc loolu bëggoon nañ tey jii mu am Ngaparou ba fépp foo bëgg a dem mën nga dem si garage boobu noonu nga mën ko fa defee. beneen priorité bi mooy priorité bi ñuy woowee aménagement place publique ak defar li nga xam ne moom la ñuy woowee ay cafétéria. si aménagement de place publique boobu noonu dañuy fexe tamit ba am ay place publique si quartier yu bari si nga xam ne nii mooy si Ngaparou. xam nañ ne bu dee quartier yi nga xam ne mooy quartier traditionnel yi maanaam quartier yi nga xam ne mooy quartier yàggay fa li nga xam ne fa lañ juddoo yaroo fa màggee fa xam nañ ne dina xaw a metti parce que lotissement yooyu ni ñu ko defee woon baaxul woon noonu. maintenant prévoir nañ ko si quartier yi nga xam ne mooy quartier yi mel ni quartier Diamaguène xam nga xam ne am na tuuti espace ak quartier yi nga xam ne mooy quartier Médine ak quartier yi nga xam ne mooy quartier Ngane ak cité yi comme cité Nguer cité Xam ak cité milliardaire. si foofu prévoir nañu fi ay place publique yoo xam ne nii dinañ ko mën a aménager fexe nit ñi di fa ñëw di fa def ay promenade maanaam ay doxantu di fa également jënd ay loo xam ne nii moom la ña fa nekk di jaay moo tax ñu ne sax ak cafétéria ak verdurière bu ñu ko déggee tam mooy fexe am alam boo xam ne nii dafa nekk alam boo xam ne dafa verte ku nekk dina fa bugg a ñëw jënd fa lekk ku nekk dina fa bugg a ñëw également doxantu fa parce que fu ñuy wax doxantookaay wala bu ñuy wax doxantookaay bokk na si mu nekk loo xam ne nii vraiment dafa nekk loo xam ne day joxe air pur boo xam ne nii ku nekk dina ko bugg nooyi wala ku ko nooyi beneen yoon incha allah dañ fa bugg delluwaat. te loolu liñ koy mën a may mooy ñu fexee jublu si li nga xam ne moom mooy aménagement ay jardin ak defar li nga xam ne nii
moom la ñuy wooyee ay cafétéria bu ko defee économie bi dina dox bari nit ñi nañ gis seen bopp. donc ñaar yooyu daal bu ñu ko boolee muy marché bi ak garage en plus également aménager ay jardin public ak li ñuy wooyee ay cafétéria pour nit ñi dafa doxantu bu ñu ko boolee yaakaar nañu dinañ am suñu priorité bu njëkk wala suñu priorité à mi mandat wala bu mandat bi xaajee wala bu defee ñi ci at bu ko defee ñu mën a lancer suñu lu ñu wooyee suñu économie. si lu jëm si wàllum marché bi li ñu prévoir mooy jëlee ko fi nga xam ne nii fa lañ ko def indi ko fi stade bi nekk nga xam ne dañuy jëlee stade bi tam fi mu ne jëm ko yóbbu fi nga xam ne nii fa la marché bi ne. li tax ñu def loolu nag mooy fi stade bi nekk dañ jàpp ne marché moo fa war a nekk parce que dafa nekk emplacement boo xam ne nii moo gën a nekk loo xam ne mën na xëcc nit ñi si lu jëm si wàllum koom-koom. parce que presque place bi mu nekk mooy si tali bi te tali bi ku nekk xam ne ni fa la oto yi yëpp di jaar te pour nga mën fa dem également doo am ay difficulté contrairement xamante fi mu ne woon pour nit ñi dem fa day nekk problème en plus aussi dafa sori te li si toppaat mooy suñu yaayee suñu maam ya fa daan dem danañ si jëlee ay gaañu yoo xam ne vraiment daañu leen arrangé moo taxoon sax wala moo tax sax ñu bari si ñoom nangootuñu dem si marché bi donc dañuy préféré toog seen biir kër di jaay foofu noonu. li tax aussi ñu bëgg a yóbbu terrain bi stade bi foofu noonu parce que foofu tam jàpp nañ ne moo gën a yaatu mën nañ fa def terrain def fa également la ñuy woowee tribune te bu fekkee fi stade bi nekk nii mën nañoo fa def tribune wala li nga xam ne bëgg nañ ko si stade dëgg duñ ko mën a def donc li ñu bëgg si stade dëgg si fi marché bi nekk foofu lañ ko mën a def li ñu bëgg tamit si marché dëgg fi stade bi nekk foofu lañ ko mën a def donc boo remplacé bi ak beneen day mel ni sotti see def si te dinañ jàpp ni moom mooy li gën si waa Ngaparou ñëpp. si mandat bu njëkk bi dañ si am à part ñaari priorité yi nga xam ne wax nañ ko am nañ si yeneen ñetti priorité yooyu nag ñu ngi ko bëgg a jeexal si mandat bi muy jeex maanaam si ñaari at yi nga xam ne nii moom mooy njeexatalu mandat bi. bi nga xam ne nii moom moo si njëkk mooy si lu jëm si formation professionnelle parce que bëgg nañu tamit gune yi nga xam ne ñoo ne si dëkk bi jàng ñu defal leen ay formation professionnelle yoo xam ne ñoo leen di permettre ñu mën a am liggéey. bokk na si tamit li ñu wooyee dimbali jigéen ñi nga xam ne nii am nañu projet ña mën a accéder à ay financement yoo xam ne nii dina leen dimbali si ñu mën a réaliser seen projet yi nga xam ne nii moom lañu yor. beneen bi mooy si lu jëm si pare fexe hôpital bi nga xam ne nii wala centre de santé bi nga xam ne moom la ñu am si dëkk bi fexe mu nekk centre de santé boo xam ne nii dafay nekk bu mucc ayib nekk centre de santé bu baax boo xam ne dañ koy jeexal mu nekk boo xam ne nii waa Ngaparou ñëpp ku nekk dañ si mën a dem gis sa bopp. donc fexe ka def un centre de santé de dernière génération boo xam ne nii képp ku ne Ngaparou di nga fa soxla bëgg a dem fa ji. loolu mooy priorité bi nga xam ne nii moom la ñu am si mandat bu njëkk bi wante dafa amaat leen lu ñu wooyee yeneen priorité maanaam priorité yooyu noonu ñu ngi ko bëgg a def si 15 ans maanaam si fukki at ak juróom yi nga xam ne nii moom mooy mujj parce que bu ñu fàtte ne tamit plan bi si ñaar fukki at la donc benn priorité bi juróomi at yi la yeneen priorité yi si fukki at ak juróom lañ koy def léegi si fukki at ak juróom yooyu noonu ñu ngi prévoir si 10 ans yu njëkk yi maanaam fukki at yu njëkk yi benn programme bu ñuy wax programme d'aménagement du territoire wala programme d'aménagement territorial muy PAT ñu ko woowee PAT boo xam ne nii priorité bi nga xam ne moom moo si njëkk mooy jëm si li nga xam ne mooy wàllum pavage fexe pavé zone yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk si dëkk bi zone yi nga xam ne nii nit ñi fay daja bare nañu comme lu si mel ni digga dëkk ba comme lu si mel ni yenn quartier yi nga xam ne comme Gambourou Santhiaba wala sax Diamaguène wala Ahmedine yi nga xam ne ñu fay tase bare nañu parce que dinañ dimbali si mu mën a rafetal dëkk bi. beneen bi mooy jéem a tabax li ñuy woowee ay logements sociaux mooy tabax ay dëkkuwaay yoo xam ne nii dina mën a dimbali ñi nga xam ne ñoo ne si dëkk bi amuñu foo xam ne fa lañ dëkk dina tamit dimbali ñi nga xam ne ñoom ñooy jege feneen di ñëw si dëkk bi di liggéey si bugg foo xam ne nii fa la ñuy dem pour am fa dëkkuwaay fa la ñuy dem pour loger. donc beneen priorité bi mooy construire li nga xam ne nii moom mooy ay édifices publics maanaam ñu ko tabax lu si mel ni ay foyer des jeunes tabax lu si mel ni tamit ay salle de cinéma tabax tamit lu si mel ni ay centre commercial wala benn centre commercial boo xam ne nii tamit moom mooy dimbali jeunes Ngaparou yi ak artisans yi ak commerçants yi et tout yoo xam ne dinañ fa mën a def seen liggéey. beneen priorité bi nga xam ne ni tam moom moo mooy li ñuy wooyee
ay construction de caniveau maanaam construire ay caniveau yoo xam ne nii bu taw bi baree moom mooy jël ndox moomu noonu après bu ko jëlee ndox mi mën nañ ko déverser s'il le faut si ay jardin public yoo xam ne nii moom la ñu prévoir pour def ko parce que gis nañu ne si diggante ba am na lu ñuy woowee ay canalisation wante am na gox yoo xam ne nii comme gox yu si mel ni Gamburu Santhiaba ak gox yu si mel ni Diamaguène ak Médine amul li ñuy woowee caniveau bu dee côté Diamaguène ak Médine am na benn caniveau wante caniveau boobu ba léegi gis nañ ne ngandul des na te en plus aussi li muy am si ndox lépp fee la koy verser donc ba léegi amaguñu foo xam ne nii fa la ñuy verser ndox mi nga xam ne moom la caniveau yi di jël donc prévoir nañu ay caniveau si quartier yooyu noonu les caniveaux yi bu jëlee ndox mi après prévoir nañu pour jëm ko déverser si li nga xam ne ni mooy jardin public yi nga xam ne moom lañu prévoir pour defar ko. am na loo xam ne tamit moom mooy phase bi nga xam ne moom moo mujj donc bu fukki at yooyu noonu jàllee am na si juróomi at bi maa juróomeelu at bi muy bi nga xam ne moom mooy nekk 15 ans bi léegi si juróomeelu at boobu noonu tamit dañ ko tuddee PAT 2 maanaam programme d'aménagement territorial numéro 2 moom mooy yeggali benn mais boobu lañ si prévoir mooy tabax fexe ba am li ñu wooye benn stade multicomplexe boo xam ne dina nekk stade bu mag a mag a mag vraiment am terrain de football am tamit terrain handball volleyball et tout am tam piste d'athlétisme am yëpp jumtukaay yoo xam ne nii stade moderne dina ko am pour ñu mën a am Ngaparou bi nga xam ne nii mooy Ngaparou bi ñu bëgg. loolu mooy li nga xam ne nii moom laa ñëwoon tey pour présenter waa Ngaparou si turu coalition Yewwi Askan Wi au niveau de Ngaparou muy plan de développement bi ñuy wax Ngaparou horizon 2042 3A 2P tiré 10 te vision bi maanaam gis-gis bi mooy nekk li nga xam ne nii moom la ñuy wax faire de Ngaparou un territoire viable et compétitif avec une économie attractive soutenue par les PME et PMI locales. Yewwi Askan Wi injustice lay xeex ak élection locale yi bu kenn tiit day jeex.